Merci d'être avec nous comme tous les jours ñun ñu ñëw tàmbaleeg semaine bi bon début de semaine à vous les téléspectateurs de télévision Futur Média wala ñi nga xamante ne ñoo baaxoo di suivre groupe Futur Média muy rajo bi télé bi ak site d'information bi www.igfm.sn heure bu baax bi ñëw na gannaaw xibaar yi nga xamante ne rédaction bu télévision Futur Média moo leen koy dégtal bés bu ne ci bu benn waxtu jotee bu jeexalee ñun ñu ñëw dañ jaajëfal ki nga xam ne moo ko doon présenté di Cheikh Diop jaajëfal internautes yi heure bu baax bi hashtag bi miin ngeen ko sunu net mooy bi nga xamante ne mooy jàll noonu ci suufu écran bi ñu daal di démarrer semaine bi mu neex ma ànd ak Merry Beye Diouf ñu ngi lay jaajëfal Merry. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox yéen ñëpp seen wàccuwaay moo xam suñu téléspectateurs yi ak aussi suñu internet yi nga xamante ne saa su heure bi jotee rek ñu ngi daal di toog fas yéene seetaan li nga xamante ne moom mooy li xew ci biir internet bi. mais internet yi nag ñoo ma yóbbante Merry. mais nee nañ da nga bari fen yow. yow c'est-à-dire semaine bi mën nga ñëw génn fii tey fi nga génn ci semaine bi xam naa ni wóor na ma ni doo ko yeggale semaine bi. non déedéet naa ko yeggale. non dafa am létt la. mais xaaral yóbbante àq la. waaw yóbbal internet bi mooy yeggale message am nee nañ. ñëwal waaw mën nga ñëw génn chapeau. suba nga ñëw génn ci beneen affaire. gannaaw suba nga ñëw bari nga man leen mais dafa bari fen. waaw noonu la xam nga waxoon nga ma ko fi. man leen chaque jour mu ma génne leen xanaa gisoo leen waxaataat ko photo leen ko fi moo dama leen koy waxaati rek encore jigéen da ngay bëri feem bëri pax. waaw du fépp rek lañ lay xaaree. tey dama ñibbi ci pël yi rek. jaajëf ñibbi na fu mu min mooy dëkk mooy xeetam. waaw sama xeetu yaay. jaajëf benn la mi ngi noonu ku kii doon posé question boobu am réponse bi ci laminu Merry man xam nga du ma nettali rek may jàllale xibaar bi rek mu jàll loolu am na solo mais naka sa week-end nu mu demee ak yooyu. ça s'est bien passé alhamdulilah. waaw en famille di fêter anniversaire rek xam nga décembre bi moom ñi judd mois de décembre macha allah. dañoo bëre. moo tax 2020 baa ngi nii di jàll moo tax ñuy profité sax naan kaay nañu takk seen masque yi. ndaxte tey ci suba ba léegi réseaux sociaux yi internet bi ñëpp naan gars yi informé gars yi que ni mbedd mi policier yaa ngi fi ñi ngi ramasse gars yi te dañuy bañ gars yi di gën di yokk te situation bi ñi mu demee ci semaine bii ñu génn dafa compliqué. na gars yi di takk masque yi. effectivement le port du masque est devenu obligatoire parce que boo leen seetloo week-end bi policiers yi am na ay oto yu bëre yu nga xamante ne arrêté nañ leen wala même ñi nga xamante ne ils sont dans les transports publics. pour non port de masque donc parce que seetlu ngeen nekk ne cas yi dafa daal di yokkaat. donc ñu gën a vigilant rek gën a takkaat masque yi gën a raxas loxo yi gën a yor gel foo leen mënti toll. loolu la plus de 120 cas à l'espace de 3 jours yooyu mu nekk situation bu yéeme. te bugguñu comme ni ñu koy waxee deuxième vague yi xew ay Europe ak yooyu ñun ñu yegg ci situation boobu. bugguñu yeggaat ci ay situation ay couvre-feu. bugguñu yeggaat situation yi nga xam dundal nañ ci mois de mars. yooyu situation bi compliquée. ba ñëpp di ñaan yàlla jeexal année bi ci jàmm mu nekk année bu doy waar daal 2020. année bu doy waar la te décembre bii xam naa ne sénégalais liñ ci nar ndax dañoo confiné pendant des mois donc xam naa ne li ñu génnul ci mois yooyu yëpp bëgg nañ ko ci décembre bi donc jàpp leen si rek. oui sinon ay rassemblement la ñuy tere. waaw te décembre mi vraiment. borom programme yi décembre yi bu leen yàq loolu. bu leen yàq loolu ak borom business yi jaaykatu cuuraay yi photo yi dugal ci réseaux sociaux yi. yooyu yëpp da leen yàqal gars yi seen business ci décembre bi. pourtant sax confinement bi sax cuuraay bi da ciy neex noonu. parce que ci baax na dinañ ci ñëw ci semaine bi cuuraay boobu ak seddaay bi. gars yi ñu ci génnee loolu am na solo mais Apulaay dañuy démarrer ak waa ministère de l'éducation nationale. ñoom ñi nga xamante ne ñoo rejoindre émission bi li xew ci biir internet bi mu nekk lu am solo seen hashtag bi lancé nañ ko mais gannaaw boobu ñoom li ñu lancé nii am na solo mooy identification bi. waaw identification bi ndaxte buñ ko fàttewul ñu ngi leen ko doon wax defe naa jeudi. lañ ñu daal di ñoom retrouver nekk li nga xamante ne moom mooy. sponsor bu bees. donc ñoom nag ñu ngi ñuy yëgal ne que ne dafa am benn plateforme bu tudd IEN. donc IEN mooy identifiant de l'éducation nationale. donc benn campagne la boo xamante ne du 1er au 23 décembre. képp ki nga xamante ne moom mooy ressource pédagogique soo déggee ressource pédagogique nag mooy enseignant. mooy élève mooy même parent d'élève. ku ci nekk da ngay am benn numéro boo xamante ne moom lañ lay daal di identifier sa parcours professionnel yépp su ko defee nam nañ nekk ne erreur yu bëri dinañ daal di wàññeeku. dama gis ni internet yi dañ ci songandoo déjà Apulaay wan ñu hashtag bi déjà du 1er au 23 décembre la ñu lancé li nga xam ne mooy seen plateforme boobu boo leen duggee ci plateforme ministère de l'éducation nationale di ngeen ko am déjà ci internet bi hashtag bi mooy hashtag bu am solo bu nga xamante ni déjà gars yi commencé nañ ko mooy hashtag identifiant éducation mu ngi nii réaction yi bari na déjà sur Twitter gis naa ne ñëpp a ngi ciy participer ku ci
ci nekk di gën di sensibiliser muy enseignant di ay élèves ñoo xamante ni ñi ngi ci mbirum éducation ñuy dem dugg ci plateforme bi am information bi war te lii nekk na lu am solo. nekk na lu am solo parce que dafa nekk loo xamante ne ni enseignants yeeg élèves yëpp ñu ko doon xaar. donc c'est arrivé à point nommé ñu am espoir rek ne toutes les choses vont bien se passer et que plateforme bi dina réagir bu baax. donc bu leen ko fàtte voilà c'est une campagne. du 1er au 23 décembre donc on est en plein dedans. donc ngeen daal di dem inscrire ji daal di am li nga xamante ne moom mooy seen numéro alphanumérique. loolu am na solo comme que dañuy dox ci mbirum numérique. dañuy dox ci mbirum digital. te bu ñu demee ba ministère de l'éducation nationale lancé lii dañ ci war a gën a communiquer jàppale ci informer sénégalais yi. comme que léegi ci jamonoy digital lañ nekk. ci jamono digital lañ nekk waaw loolu baax na. jaajëf ñu daal di démarrer sànq yaa ngi doon waxu 2020 2021 ni mu jafee. 2020 bi moom ñëpp xam nañ ni metti na. metti na trop côté bu positif gars yi dañu leen di laaj sax lan la ñu gis lu leen neex ci année 2020 bi loolu d'ici fin d'année bi. dañ ko lancé internautes yi di réagir actuellement comme que ñu ngi ñuy suivre ci suñu page Facebook nga xamante ni chaque jour gis nañ internautes yi seen ay réactions en temps réel dañ koy daal di gis muy Facebook Twitter wala Instagram hashtag bi sunu net la actuellement ñu ngi en live sur Facebook Facebook bu télévision Futurs Médias actuellement en live seen ay commentaires dinañ ko gis surtout tey. dinañ indi bàyyi woon nañ leen fi kii kan la réponse bi nañ ci ñëw te dinañ ci taxaw seetlu ndaxte kii je pense que ndaw ñi xamuñu ko bu baax te pourtant ku marqué histoire du Sénégal la ci domaine bi mu nekkoon ci kanam dinañ ci ñëw mais dama lay wan image yu entre 2020 xam na wanoon naa la ko keroog 2020 2021 waaw mooy buntu ba porte bi voilà comme nii waaw moom la ñëpp nag di waxtaanee maa la doon wax ne que ne man ci genre yi laa bokk ndax damay yëndu mais am na ko jot a dem ñu ne ku ñu yónni woon déedéet mu dem xoole 2021 ñibbisi na baax mais ni mu ñibbisee baaxul xoolal li kon léegi da ngeen bëgg a wax ne 2021 moo nar a romb 2020 yàlla moo tax man la lii moom yàlla bu mu am waaw kay lii kay laay mën a gëm kay lii moom na xëy na dafa juum xëy na daa waroon ubbi buntu bi mu mëkk buntu bi kii daal am na ko force dugg daal am na ko force dugg ñun 2021 ñu yónni daal damaa yaakaar ne dafa dem mbëkk buntu bi xëy na loolu la waaye bëgguma non je veux vraiment être optimiste et penser que 2021 sera vraiment bien meilleur que 2020 en tout cas mi ngi noonu de ni image yi nag ñëpp a ngi ko doon partagé ci week-end bi mu nekk image bu xaw a reetaan lu mais ñaanuñu yàlla vraiment 2021 vraiment jafe wala mu gën a graaw 2020 loolu moom ñaanuñu ko yàlla waaw ñaanuñu ko yàlla affaire de internet la rek détournement comme humour et tout donc mais gannaaw loolu 2021 ñun ñëpp di nga tiit kat 2021 bu demee nii moom dinañ waaw ñun daal gannaaw loolu ñun ñëpp defe naa nañu mànkoo ñaanandoo la même chose que ne 2021 gën fuufa 2020 kon de maay raw muus mii ngeen di gis ci vidéo bi nii di yaakaar ne yëf yi dëgg la te du dëgg ñu seetaan li ñuy wax lii yàlla bu mu demee nii de. non man kay est-ce que borom. mais muus mi lan la war a sant kanam bi moom Diop la wala Diouf lan mooy seen kii yéen Diouf. non man sant ma Diouf de. sant sama sant xam naa loolu. mais santal Diouf rek jaay sa sant xam naa loolu. mairie je pense que Faye la je pense que non parce que béy bi laa jàppoon. mais Diouf je pense que Faye la wala Sarr. Faye wala Sarr. waaw donc genre muus bi Sarr yooyu la sant ak pël yi quoi. waaw. Sarr nga koy. waaw Sarr Ba. Ka béy bi kan mooy seen kan. yii duma ko wax dafa am ku koy wër. waaw dama koy jaay. ok mais image boobu muus bi de moom kon man ci man Diop la quoi. ah si yow Diop la Diopène la donc. kon yow sama maam sakal la. waaw mi ngi ndeysaan feu sama maam. loo ci xalaat yow commentaire wuñ ci muus bi boobu. ah man muus bi ak borom buntu bee yam man dama yaakaar ne buntu bi borom kanam bi neewi bi. moom ni muus bi la def dafa ñëw ba war a jub buntu bi ubbi buntu bi mbëkk buntu bi. jaajëf waaw. am na benn image nag bu ñuy partagé ci réseaux sociaux yi. depuis ci week-end bi waaw bi xibaar bi jàllee image bii la. gis nañu ñëpp a ngi ko doon partagé lan moo waraloon partage bi ndaxte xam naa yi fi jot a jaar la. waaw yi fi jot a jaar parce que umpu leen nekk ne kii di Moustapha Cissé Lo bi bokkoon APR dafa daal di budde woon daal di génn APR di yekk lu del di xeme li nga xamante ne mooy membre de l'APR donc ki nga xamante ne nag mooy Macky Sall moom mooy chefu APR moom moo décidé de prendre les choses en main daal di ko woo dugal ko pour réintégrer ko dans les rangs du parti présidentiel donc moom nag nee nañu Cissé Lo la daal di commencer mais am na dafa bëgg woo ñi nga xamante ne ñëpp dañoo meroon wala dañoo geddoon mu daal di fexe wala rassemble fexe ba indiwaat leen
leen donc bii yoon ñu ngi gis Moustapha Cissé Lo mais am na ñoo xamante ne sax nee nañ ñu après il va aller vers Moustapha Diakhaté donc pour moom tamit indiwaat ko ci li nga xamante ne moo di APR donc mu nekk image boo xamante ne ñu bëri rafetlu nañ ko parce que Cissé Lo ku ko xam ne que ne dafa yàgg bëgg Macky Sall yàgg ko jàppale. image bu ñu doon partagé la ci réseaux sociaux yi gis nga déjà commentaire internet yi yàlla na jàmm yàgg yaa ngi mel ni mi ngi takarnaase ci internet yi ku nekk ngi commentaire bi naan kontaan nañu yàlla na jàmm yàgg lii la Sénégal gii lañ soxla surtout ñi ngi jeexal 2020 bi fas yéene dugg 2021 gars yi yëpp juboo ñu xullawul juboo exactement xam nga d'ailleurs Cissé Lo sax nee nañ juboo na aussi ak Yakham Mbaye loolu dafa baax waaw fi ne gars yi juboo ñu liggéey Sénégal image yi te àddina wóoratul léegi da nga xëy suba rek ñu tàggal diw nga nekk fa di regretter naan non pourtant mënoon naa wàcc sama bopp dem xam nga billaay àdduna amul solo mais xanaa da nga tiit nañ suukar lépp nañ suukar lépp rek mais dañ ngi joxe ay 2021 mii ay leçon doom danaa àdduna amul solo xam nga rek non billaay àdduna amul solo waaw nañ wàcce tension yi ubbi xol yi na lépp féex réseaux sociaux la internet la message yi muy joxe dañ koy joxe ci réseaux sociaux yi ku nekk ngi def vidéo di ñaan yàlla naan vraiment ku ma toojoon ci atum 2020 bi bu ñu dugg ci 2021 ni ñu juboo ay statut la ay messages yu ñuy posté ci Facebook Twitter wala Instagram émission bi tamit loolu bokk na ci wax nañ leen liy xew ci biir internet bi dañ ñuy ñëw di leen ko dégtal bis bu ne altine ba alxames la ci bu 13h30 jotee gars yi duppee ko heure bu baax bi du ñun nag internet yee ñu ko sas donc waa Wareef quoi ñiy ñëw chaque jour naan yéen ngeen ñëw heure bu baax bi nañ ñu baal rek du ñun internet yi la ñun beneen heure bu baax bi après dara suñu bopp loolu baax na Tata Eva di ko nuyu ak équipe am bu ñu jeexalee ñoom ñooy ñëw yaatal leneen li mooy gis nañ ñi ca France week-end bi lu bees moo fa am Emmanuel Macron da doon def benn interview ci Snapchat waaw en fait dañu li ñuy wax nee nañ la politique s'invite sur Snap parce que en fait monsieur Macron dafa daal di bëgg a xëcc li nga xamante ne moom mooy les jeunes parce que d'habitude day def ay allocution ci télé bi te xam na ne télé bi jeunes yi duñ ko seetaan donc dafa daal di dem ci benn Snap boo xamante ne c'est très bien suivi avec des 2 millions et quelques de vues donc foofu la daal di dem daal di def benn interaction comme yéen comme ñun ñuy interagir ak yéen moom noonu la daal di def ak ñi nga xamante ne mooy jeunesse bi donc ñooñu di ko poser ay questions en direct mu leen di répondre en direct notamment sur li nga xamante ne moom mooy les violences policières parce que France temps yi lépp luy violence policière dafa daal di jóg foofu donc mu daal di tontu am nañ sax daal ni benn image benn vidéo boo xamante ne mën nañ leen ko tegal ñu seetaan ko te ñëwaat. Ravi de répondre à vos questions sur Snapchat avec Brut. On va commencer. Bonjour Monsieur Macron, j'aimerais savoir pourquoi on n'a plus le droit de snapper un policier ou de filmer un policier quand il frappe quelqu'un. Enfin, normalement c'est illégal. Là, on va faire attention, c'est qu'il ne faut pas que quand vous snappez ou que vous prenez une vidéo, il y ait une situation qui puisse vraiment mettre en danger la vie d'un policier. Ce ne sera pas interdit, on ne va pas flouter, mais simplement chacun aura la responsabilité de ce qu'il diffuse. Et ça, c'est très important. Maintenant, moi, je vous invite aussi à prendre des vidéos sur toute action violente, parce que je regarde les manifestations. S'il y a parfois des gestes violents de nos policiers, et je les désapprouve, c'est parce qu'il y a beaucoup de violence de certains citoyens qui ne viennent que pour ça. Aidez-moi, filmez-les, aidez-nous à les trouver. Bonjour, Monsieur le Président, j'aimerais savoir si vous êtes partant pour faire un album de rap, faire des feats avec Donald Trump, Angela Merkel, même avec les ministres, etc. Tant que je suis président, à mon avis, c'est pas le meilleur truc que j'ai à faire. Après, moi je suis ouvert. Je suis ravi de répondre à vos questions sur Snapchat. mi ngi noonu. loolu Macron rey na ma. mais dafa xew. waaye kii ko posé question bi tamit. mais non Snap rek internet moom président bu accepté dugg ci réseaux sociaux yi pour tontu moom xaaral question bu ci ne. mais rap album la rap. amul filtre bu ci ne na tontu rek. moo tax it def na ko. mais lu xew la loolu dafa am solo lu xew la actuellement bu ñu demee ba président de la république yi daal di dugg ci réseaux sociaux yi ngir tontu ndaw ñi yaakaar nañu gis ni li ëpp solo fi mu ne nii ci population bi ñu ngi ci ndaw ñi. moo tax kenn bàyyiwul ñun tamit desuñu ginnaaw gis nañ ni ñun suñu président dafa connecté. moo tax dañoo gis joxe exemple Macron parce que lu xew woon la ci week-end bi wala semaine bii ñu génn. dañ joxe mais suñu président mi ngi ci Twitter chaque jour ñu wan leen ay tweetam ay donte ñenn ñi dañuy tooñ mi ngi ci Facebook aussi. mi ngi ci réseaux sociaux yi. TikTok rek laa ko gisagul. ak Snap dafay woo ñu koy snapal. day woo ñu koy snap waaw moom dafa am snapper personnel am. na dugg nag ci snap bi. comme yeneen présidents yi ni ñu koy defee. en tout cas mi ngi ci réseaux sociaux yi mi ngi Twitter mi ngi Facebook. mi ngi en tout cas très présent sur Twitter surtout gis nañ ay messages am donte ñenn ñi dañuy tooñ ne Twitter bi daal jaale rek.
waaw ah mënul ñàkk jaale ak hommage bu dee baree kay noo def ñu jaale. ñu ñaan yàlla rek lépp at ñu bi ñu bàyyi nekk ko ci la 2000. moo ko laaj. mais gis nga am na solo di wax ni jamono ni toll wax nañ ko puissance internet fit internet toll la xew bërki démb ca France ñëwoon nañ ci week-end bii ñu génn ak coowal Michel mi nekkoon producteur bi nga xamante ne dañ ko filmer policiers yi jàpp ko dóor ko ba mu ngi noonu ay loxoom ak am ay gaañu-gaañu yu doy waar loolu nag jur benn tollé ba gis nga réaction yi noonu président bi daal di def benn interview ci Snap mu nekk lu yees wane ni internet moo ni toll te ñun tamit dañ koy daal di partagé ndax li xew ci biir internet bi li xew ci biir internet bi la relais la donc noonu lañ koy def daal di ko jàllale rek parce que wax nañ leen ko li xew ci biir internet bi c'est une émission interactive boo xamante ne nii lépp lu ngeen gis na ngeen ñu koy yónnee ñun ñu daal di ko tegal jàllale ko ñu waxtaan si en direct ngeen daal di def seen commentaire ñu daal di ko lire daal di ko jàllale aussi en direct donc c'est la seule émission qui se déroule pendant pendant et après. voilà jaajëf et qui continue après. leneen luy xew ci biir internet bi dañ koy jël muy action citoyenne yi ci la bokk seen ay action yi ngeen di def ci week-end yi dajale setal ci quartier yi ñun tamit dañ koy jël dajale ko daal di koy partager kii suñuy benn ay ndaw la ñu nekk fële ci Diamaguène mu nekk seen 5e édition mu nekk collectif boo xamante ni pour le développement de Diamaguène ñi ngi envoyé message bi ci internet hashtag bi sunu net la di jaajëfal jëwriñ Noreyni mi nga xamante ne moo nekk mooy initié yu ni mel ndax lii liggéey bu am solo la ca Diamaguène setal bu mat lañ fa defal Diamaguène nekk quartier boo xamante ni ndaw ñi ña nga fa en tout cas di liggéey lu am solo lii nag am na solo te lii gis nañ ni wala jàpp nañ ni ndaw ñi dañ ci war a inspiré wu waaw ndaw ñi dañ ci war a inspiré wu et chaque fois ñu daal di leen ko wax li nga xamante ne moom mooy les bonnes actions citoyennes saa yoo leen ko defee avec le hashtag sunu net moo xam Instagram moo xam Twitter wala Facebook ñun dinañ ko daal di gis daal di ko jàllale ñii nag waa quartier Diamaguène la benn collectif la pour le développement de Diamaguène ñoom ñoo daal di def li nga xamante ne mooy di opération set setal et en plus ils ont vraiment raison parce que instant bi ñu ngi daal di changer xam nga temps bi mi ngi changer un petit peu donc day teel a guddi donc c'est bien que ñu raxas encore ñu defar li nga xamante ne moo di koñ yi waaw balay leen ak y a de la poussière ngelaw gi day jóg donc dafay daal di baax ngeen xalaataale xale yi donc n'hésitez pas à chaque fois boo leen amee li nga xamante ne moo di action citoyenne j'en profite d'ailleurs pour dire que pouponnière de Mbour yi ak xale yi taalibe yi surtout bu leen fàtte boo leen si rombee joxe leen pull wala daal wala dara parce que seddaay bi mi ngi commencé. am na solo dinañ ci ñëw pour ñeneen association wala ay nit yi nga xamante ni ñu xam lañu rek ñu ciy liggéey loolu am na solo ñu koy partagé ndaxte lii tamit ci Sénégal la bokk jamono ni toll te lépp dañ koy partagé ci internet beeg réseaux sociaux yi muy ko am jafe-jafe waaye tamit kiy def ay action citoyenne waa Diamaguène ñooñu di leen jaajëfal ki ko jiite di Ousmane Noreyni ndaw la ku am jom am fulla mais tamit di bëgg doxal goxam ñu bari nag ñu ngi koy def ci quartier yi wax nañ leen seen ay région sax boo leen waa Fatick ñëwoon nañ fi waa Casamance waa Ziguinchor waa fële Diourbel gis naa aussi yeneen région ñi ngi ciy góorgóorlu def leen ñu hashtag sunu net ci internet bi dinañ jël lépp daal di koy partagé te lii am na solo lu ñuy wan di fesal la ci jamono ji ñu toll mook internet ñoo ànd te loolu am na solo am na benn question bu fi posé woon balaa loolu sax am na yaay Diallo mi ngi naan ñu wax ci phénomène live et conduire bi am Sénégal ndax nee na c'est en danger xam naa du ci ñàkk ci biir week-end bi ci biir semaine bi dinañ daal di def benn dossier ci loolu pour def ñi nga xamante ne dañuy live di dawal parce que quand même c'est des choses yoo xamante ne dañ koy faral di tere am na lu ci Snap génne woon booy dawal di live da lay alerter voilà parce que dafa amoon ñu ci defoon choc yu grave exactement de toutes les façons yaaya dinañ ci ñëwaat ci biir semaine bi am na solo de loolu am na solo bu baax ñëw ci waaw inshallah dafa xew léegi non dafa xew ñu bëri dañ koy def mairie mii ngeen waxal nii kii di wax live yi nii mairie moo dàq dawal mënu sax dawal permis sax amu ko mais su ma leen nee mairie day photo di ngeen ko gis ci réseaux sociaux waaw loolu dëgg la suñ leen nee mairie day live waaw ngeen ko gëm non du ma live nag day dawal di live yéen bàyyi leen ma Mamadou Ndiaye li muy digle nii ñun xamante nañu tere la rek baax na mais yi muy tere nii ñun xamante nañ di lay xamante nañ mais damay tooñ di wax ni loolu baaxul en tout cas waxuñu santuñu kenn mu def loolu moom baaxul en plus tali bi wóorul fi ne ci jamono ji embouteillage yi bari na Dakar tal nañu leneen lu dul ay live dañu bàyyi ba léegi seen kër yi def ay live partagé ci réseaux sociaux yi donte internet moo ni toll te internet fi mu ne nii daal dafa jaxase àddina de ñun dinañ ciy ñëw chaque jour di leen gën a gindi bokk na si li gën a jaxase àddina internet fi mu ne nii yow nag miin nga ko bu baax a baax mais am na benn question bu ñu fi posé woon waaw mooy quelle est la plus grande île du Sénégal
réponse bi naka la. bon gis naa ni gars yi commenté nañ. waaw gars yi nag commenté nañ trouvé non franchement man nee naa la ci internet yi laa far. donc c'était effectivement l'île à Morphil. wala Morphil donc c'est la plus grande île du Sénégal elle est située dans le nord du pays. diggante fleuve Sénégal proprement dit ak un de ses bras secondaires bu ñu naan le Doué. donc moom moo nekk au cœur du Tekrour. fële ca Tekrour bi nga xamante ne c'était l'un des premiers états subsahariens musulmans. donc période boobu jamono boobu centre de commerce important la woon donc moom moo nekk île bi nga xamante ne dafa daal di bokkoon ci li nga xamante ne mooy empire du Ghana empire du Mali. donc finalement français yi daal di ko conquérir donc son nom nag soo déggee Morphil. ça signifie littéralement l'île aux ivoires. donc parce que ay éléphants ñoo fa doon dund. ak te il y avait aussi seen cimetière. donc ils ont disparu dans les années 1960. duñ ko trouver mais non dinañ ko trouver il faut ñu tànn ci ñenn muy dem ca Jili mi nga xamante ni mooy sponsor officiel bi moom di ko jaajëfal. d'ailleurs bi ñu génnee Doudou Diakhaté. demoon na ci Jili moom di ko jaajëfal di wax ni mi ngi ni demoon na ci Jili ak réponse am bi mu joxe woon. boole na ci moom ci boppam def benn tweet daal di ñuy remercier di wax ni jël na loowam. fii nag moo nekk rond-point cité Kër Góor gi di suñu sponsor officiel moom Jili. CSB nekk di jaay ay matériel électronique. téléphone portable yi Samsung boobu ma gis ñuy tëjee ko tijji bi jar 1 million et quelque. waaw Jili du ma ci may xanaa. def ko ñaar damay ñaan direct. ayewit mais non da koy def ñaar am na ci yeneen boutique yi am yi nekk Gueule Tapée am na ci yeneen boutique yi nga xamante ne. bu Colobane mais en tout cas. nee ko bu Colobane bi jege na ma. waaw mais man fii laay dem. bu rond-point cité Kër Góor gi bii. yow fexeel ba booy dem rek. ñu ànd ñu ànd. oui ndax vraiment gis naa ni Samsung boobu am na solo quoi. en plus parce que yow beneen bi nga yor quoi ñetti bët bi nga yor. dégg nga réalisateur yi gars yi yëpp nee nañ dañuy il faut ñu dem ci Jili gars yi il faut ñu dem ci Jili ci décembre bi nag quand même. non Jili nag décembre bi foog ñu kii waaw. comme foog ñu defal ko lu baax daal. waaw kiiwal ko daal. mi ngi noonu. di jaajëfal internautes yi di wax ni yéen ñëpp a ngi réagir ci émission bi chaque jour bis bu ne muy suñu page Facebook Twitter wala Instagram hashtag bi suñu net la gis nga commentaire yi chaque question bu ñu posé wala mu nekk loo xamante ni c'est interactif. da ngeen gis ni commentaire yi day bari ba macha allah. di leen jaajëfal yéen ñëpp ñenn ñi di ñuy encourager bu baax muy maire yi paa yi ba ci ndaw ñi nga xam ne ñi ngi def seen ay commentaires. di encourager ci émission bi seen émission bi am na solo parfois dañuy mel ni ñuy jàng ñun ñëpp toog di concentré yor suñu big ak feuille man leen surtout mairie mi nga xamante ni chaque jour wala chaque semaine mu indil leen. les astuces de mairie nga ko tuddee noonu les astuces de mairie leneen ni mooy il a Morphil wax nga ko am na solo leneen li posé woon nañu beneen question kii kan la mais kii moom dama bëgg ñu taxaw ci jox ñu wan ñu kii kan la bi passé waaw kii kan la bi moom mooy Baba Sy donc Baba Sy nag moom mooy ki nga xamante ne moom mooy c'est un joueur sénégalais de dames. Génie. Donc voilà grand maître international et champion du monde. Entre 1963 et 1964. donc moom il est né vers 1935 et il est mort le 20 août. 1978 effectivement donc ki nga xamante ne mu di Émile Biscon fonctionnaire à Dakar en 1959 moo ko découvrir. donc même année bi si le remporté moom Baba Sy le premier grand tournoi d'importance mooy championnat de France bi. Alors que le Sénégal trouve son indépendance en 1960 après si la nekk li nga xamante ne mooy vice-champion du monde en 1960. donc mu nekk koo xamante ne nii vraiment. waaw c'était un génie pour marquer aussi son temps et malheureusement il est décédé au Sénégal en 1978 dans un accident de voiture. voilà accident de voiture la gis nga histoire Baba Sy bi man je me rappelle bien dama demoon doon doxantu cimetière Yoff comme ñun ñëpp dañu amee ay mbokk cimetière Yoff doon ñaanal benn kilifa mu ne ma yow kaay journaliste est-ce que xam nga kii ki tëdd fii ma ne ko kan la mu ne ma Baba Sy ci laa dem defi ay recherche comme gars yi ni ñu defee nii xam ni kilifa la woon ndaanaan la woon et puis génie la woon ndaxte témoignage yu am solo la ñuy gis boobu ba léegi ci moom koo xamante ni mën nañu wax ni xam-xamam dafa jéggi woon dayo demoon na bay jaaxal tubaab yi ci wax naa ko ci li mu doon def muy jeu de dame nekkoon ci koo xamante ni doon leen gagné bu extraordinaire et puis mu boole ci woon ak voilà classe waaw gis nga ko style Sénégalais dafa am classe naturellement yàlla ko yàlla xaare àjjana kii nag ñiy def cinéma daal war nañu def comme film yi am ci Netflix yi retracé waat nañu histoire mi intéressé na Sénégalais yu bari surtout ndaw ñi ndaxte déjà bi ñu posté photo bi commentaire yi dafa bari jéggi dayoo ci réseaux sociaux yi ku nekk naan ñu Baba Sy mi ndaw ñi xamuñu ko mais kii war nañ ko gën a mën a jàngale. Je pense que tu as donné une idée pas mal ce serait bien que maison de production yooyu ñu daal di defaraat histoire am à travers un film. Netflix la ñuy seetaan
waaw chaque jour histoire américain man dama leen maîtriser ba pas possible. waaw ça c'est vrai mën nañ ko def nii. waaw mën nañ ko def ñu jël daal di benn ko defal personnage mu histoire représenté ko. waaw j'ai même quelqu'un en tête c'est casting bi dugg na nii instant bi sama bopp bi. mais yow tamit lii kat film la yaa ngi ci film boobu mu tudd. Idole. Maître Merry Badiane. jaajëf commentaire yi nag dafa bari ñëpp gis nañ ni kii soxal na leen. ci Baba Sy nekk koo xamante ni génie la woon macha allah génn àddina ci accident de circulation. fii ci Dakar ci atum 1978. wax nañ ko mi ngi juddu 1935. nekkoon koo xamante ni vraiment jaaxaloon na tubaab yi bëggoon nañ mu dund lu yàgg vraiment ñii dañ leen di gën di soxla waaye tamit dañuy retracé waat histoire am ndaw ñi gën ko xam ndaw ñi gën ko miin. indil ñu kii kàlla bu pare. waa am kii kàlla bu bees bi dafa am ku ma leen indil. kooku tamit xool leen. na ma gars yi wax kii kan la. kii moo xam ne waa régie sax xam nañ ko. waaw normalement war naa mën a yomb. non tey la lundi xam nga nag mënuñu def jeudi bu saf ba pare. lundi ñu ñëw mu saf il faut ñu oyofal affaire yi tuuti. Apulaay yaa ngi tëb foofu di multiplier yow defal nànk. voilà wax leen ñu kii kan la. waaw nga defal ñu biographie wam muy Facebook Twitter wala Instagram defal leen ñu hashtag bi ngeen wax ñu kii kan la rappelé ñu tuuti te pourtant ci fan yi rek am na ci benn wala du ma joxe di. déedéet. yomb na kay bàyyil rek gars yi wax. ok bàyyi ma bàyyi gars yi kii xaar ma xool commentaire yi. waaw hashtag bi miin ngeen ko actuellement en live sur Facebook yaa ngi am commentaire yi normalement. maa ngi am commentaire yi nit ñaa ngi commencé jox nuyuwaale ki nga xamante ne moom mooy Alassane Tall. ndax nee na dafa bëggoon dégg turam à la télé. donc émission favori la kay ñu on réalise ton rêve mi ngi noonu donc gars yaa ngi commencé nii la damay bëgg yenn saa yi muy yomb daal. waaw jaajëf gars yi ngi commentaire gis nañ like yi gis nañ gars yi ngi partagé ñu ne lii lan la tamit. waa lii tamit ñu ngi laajte lan la waa lii lu mu doon yow Ndiaye xamoo lan la yow dëggantaan na xamoo lan la. non déedéet li moom xaw ma lan la. je te défie nii nga xamee lan la waxal directement. non xaw ma ko ma jox la sama téléphone. non xaw ma ko dëgg. mi ngi nii de lii de. gars yi sax xamuñu ko waa régie yi doon tëb di dal suba. ku ko xam suba lii du ñebbe jegewul sax ñebbe bàyyi li nga def lii du ñebbe. lii lan la. lii fii la nekk Sénégal Ndiaye gi. waaw fii la yow tamit ñun xale yi ñu foo ci mbedd mi xam nañ ko. kon de daa ko seet ma nit. hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram lii ci émission bi la bokk lii lan la ay images yu ñuy jël la. internet yi di ñu ko partagé ñun tamit ñu koy partagé ndax lii mu nekk benn kiis bu ndaw. gars yi di ko xam. gis nañ réponse yi gis nañu tey lundi bi nii nañu waxoon jox leen information. divertir leen ngeen reetaan relax ñu démarrer semaine bi mu nekk semaine bu neex. di leen ko ñaanal yéen téléspectateurs yi yéen internautes yi baaxoo ngeen xam heure bu baax bi à partir de 13h30 tàggatool nag ñu dem ba suba. waaw ñu daal di leen jox dig daje demain incha allah si seen émission encore lu xew ci biir internet bi. di remercier ki nga xamante ne ni moom mooy triangle de la beauté moom moo jaar si létt yi à travers triangle de la beauté ki may faral di létt muy Mame Fatou nitu Thiès waxoon naa dinaa ko wax donc muy fêté tey son anniversaire joyeux anniversaire à toi. mais da ngay tooñ yow nitu Thiès ngi nii taxaw. waaw mais kooku tamit nitu Thiès la man kay xam naa nitu Thiès la mais comme day souhaité joyeux day anniversaire ñu profité rek mayaale ko donc di leen jox dig daje demain incha allah ci seen émission auto internet wala li xew ci biir internet bi. jaajëf Merry jaajëf téléspectateurs yi jaajëfal équipe digitale bi nekkoon ci ginnaaw doon jàpp ci liggéey bi ngir ngeen mën a réagir en temps réel doon jaajëfal aussi réalisateur bi Apulaay réalisateur connecté di jaajëfal ñoom ak ñeneen ñi nga xam ñooy jàpp ci ginnaaw ba yëf lépp mën a yemb jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi jaajëf. Ay, hold him up.